auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñi ma fi fekk ñëpp di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di nuyu téléspectateur yëpp nag di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ci réew mi waaw xam nga ñun ay acteurs sociaux lañu religieux communautaire loolu la yàlla dogal xëy na aussi sama formation moo ma may ma xaw ci di ci xam gravité bi ndax dama def formation microbiologie donc xam naa ci lu xaw a bari feebar bi mu commencé Chine je crois que c'était au mois de février ci laa xool ma ne fii la jëm si quand je le disais, beaucoup de gens ne me croyaient pas, je dis, parce que le virus sous grippe là, et que ça se transmet très facilement. Donc, sàggan la sàgganuñu parce que c'est une pandémie donc moom àddina bi yëpp ñu laal. Bi mu yegsee ci réew mi dama dégg barki dem benn nit wax ne bi muy yekkee ci àddina bi pendant tout le temps ñun ñu ngi doon dund la Europe doon dund ak Amérique. Tout à fait. Alors que ça ne nous concerne pas. ñun suñu doole fii lañ ko waroon def. État bi nag comme ni Boy de wax def na li mu mën. ñu ngi jéem. Communauté religieuse yi dañ leen ci yéex a impliqué. Tout à fait. Parce que dafa mel ni ñi fi nekk tey jàngatuñu la fi xewoon. te li fi xewoon vécu la woon. Pandémie du benn yoon rek la am ci àddina. fekk na fi El Hadj Malick. fekk na fi Serigne Babacar fekk na fi Mame Abdou fekk na fi Sëñ Mansour fekk na fi. te ku ci nekk da nga amoon attitude boo adopté woon. ñoom ñëpp. et que nos politiques aujourd'hui dañu jàngatul ci loolu. ci sama. léegi maa ngi dégg ku nekk naan sëriñ si nañu wax association religieuse yi nañu wax daayira yi am na sax benn politique wax dem nañ dem ci daayira yi ça je le prône depuis le début. Tout à fait. Parce que c'est une responsabilité communautaire. C'est une responsabilité individuelle. te individu bu nekk am nga yëg-yëg boo yëg. yëg-yëg bi yëgoo ko ci président de la république. yëguloo ko ci ministre bi wax. parce que xamoo ministre bi. yëg-yëg bi yàlla dogal na ci kër sëriñ si lañ ko yëg. ñoom ñoo waroon porter message bi. Bien sûr. Abdou Paye du ma fenloo maa ngi koy woo yaa 2 semaines ñu ciy waxtaan ma ne ko Abdou mooy président fédération de Dakar. parce que xale fédération de Dakar ci kër El Hadj Malick dañu mag ñu bari dañoo bàyyi xale yi jiital leen. ma ne ko Abdou on doit porter le message. waxtaan naa ci ak sëñ Moustapha aussi. parce que mbir mi jeunes yi ñoo ko war a porter. Tout à fait. Les leaders jeunes des confréries ñoom ñoo canaliser aujourd'hui xale yi. ñooñu la ñu war a sensibiliser. Je crois que cette communication a été ratée depuis le début xam nga fu mu raté pour man. et c'est pas pour critiquer qui que ce soit. critiquer wuñ kenn. mais dañuy wax rek suñu point de vue ci yenn yi. Bien sûr. mooy quand un ministre de la République moom moo porté communication bi. Bien sûr. moi j'ai jamais été d'accord. xamoo ku leen koy digal. loolu médecin moo koy porté. Je l'ai dit. médecin moo xam li muy wax lan la moom moo xam gravité li muy wax lan la. le politique day ñëw rek xëy na ubbil ko après bàyyi médecin bi mu dem. mais quand c'est le directeur de je sais pas quoi le ministre le cette communication ñooñu nit ñi duñ leen déglu. wallaay wax dëgg. nit ñi dafa am ñu ñuy déglu loolu Sénégal sociologie bi noonu lañ ñu mooñaale. sëriñ si itam ñu ngi def li ñu mën. parce que bu dee xalifa yi ma gis. ku ci nekk yaa ngi def ci sa wàll li nga mën mais ci sa coobare bopp. ci sa coobare bopp waaye. utaluñ leen guideline comme li américain yi la utaluñ leen fu ñu jaar. sëñ Mountakha def na geste bu rafet macha allah. ca début Covid ba. sëñ Mbaye Sy Mansour mi ngi wane exemple bi. tout le temps mi ngi wax.
mais man dama yaakaar ni jeunes yi ñoo war a porter message bi aujourd'hui parce que fi mu toll nii nit ñi xamuñu gravité bi je crois parce que pas plus tard que avant-hier gis naa ci xale bu am 22 ans qui me fait comprendre ndax mës naa gis ku mu rey et il a peut-être 22 ans et 25 ans xam nga kooku il est pas conscient ba pare sociologue yi war nañ wax ban genre sénégalais moo comprendre gul ne feebar bi day rey parce que dafa am ñoo xam ni boo xoolee kan ban sénégalais moo aujourd'hui moo comprendre gul ne feebar bi day rey kan la kooku sociologue yi moom mun a wax ban tranche d'âge ban catégorie de personnes socialement macha allah yaay Astou tabarakallah xam naa ñu ngi ñëwaat ci yow léegi incha allah. nga nekk yow nit koo xam ne nag wax dëgg yàlla porteur de voix nga am na ñoo xam ne ñu ngi lay topp moo taxoon ma rafetlu sa teewaay ñu bàyyi la rek lépp loo xam ne ni xalaat nga ni bu ñu ko defee rek dina baax ci conseil yi nga xam ne ni ci nga doon tàmbali noonu di ci wax lépp loo xam ne ni bu ñu ko defee dinañu mën a circonscrire la maladie rek ñu ngi la ciy déglu si. ñu ngi ci sax ndax ñun amuñu droit bàyyi. ñun moom bu ñëpp bàyyee itam duñu bàyyi ndax dama jàpp ne suñu responsabilité la aussi ñi ngi ñaax nit ñi parce que feebar bi mu ngi rey de mu ngi rey bu baax a baax et il faut li xalifa bi wax rek il faut ñu tenir nit ñi langage de vérité c'est important je crois que li ñu mën mooy dugg ci daayira yi parce que ñun mooy suñu cellule de base ci suñu communauté waxtaan ak xale yi parce que ñi ma gisee xale yi ñooy indi feebar yi ci biir kër yi te mag ñi itam dañu xaw a oyof seen santé ku jëm mag il faut nga am waaw il faut nga am yenn feebar yi et que soxla nañ leen mag ñi te itam nag on dirait que dafa am sànq dañ ma dog dafa am benn type de sénégalais bu gëmagul ne feebar baa ngi fii ban type de sénégalais la ci ni ma gisee mooy genn wàll gi nekk ci secteur informel war nañu wax ak économistes yi aussi ñu wax leen lan mooy conséquences économiques yi parce que au-delà de conséquences sanitaires yi maanaam déegee feebar bi conséquences économiques yi moo gën a grave te conséquences économiques yi ñëwagul ñi ngi ciy dugg nag ndax dëkk yu bari ñi ngi ci récession je crois que xeex bi mi ngi ci faire comprendre aux jeunes sénégalais bi nekk ci secteur informel bi nga xam ne day xëy suba parce que ñooñu tranche d'âge boobu moo important oui. ñii dugg ci marché yi ñii dem di jaay ci tali bi ñu wan leen ne que yéen vous êtes porteur de virus mën nga bañ a feebar parce que ndaw nga waaye di nga wàll sa mag bu mag wala wàll sa yaay wala sa papa wala sa maam maintenant tranche d'âge boobu kan ci lan la ñu sensible man gaw ma ni sëriñ la ñu sensible li ñu sensible plus mooy xaalis tout à fait donc il faut leur faire comprendre que sa activité économique bii ngay def mën na am ne dans un an dootoo ko mën ndax réew mi ñun àttanuñu ko suñu économie àttanu lii ñuy def tey li fi am wallahi azim bu ñu demee un an nii te feebar bi demagul de demagul yow xam nga li may wax comme demagul nag il faut leur faire comprendre que économiquement bu ñu demee nii 6 mois dootu leen am loo leen jaay tout à fait magnifique parce que ay xale lañu ñi ngi doon jaay seen doole 4000 francs 5000 francs bi ngay am par jour parce que loolu mooy réalité réew mi le jeune cadre xale bu ndaw dem école dem université am liggéeyam bu ndaw di am 200 000 300 000 xam na ni feebar baa ngi fi il comprend celui qui ne comprend pas mooy ki nekk ci mbedd mi jóge dëkk ba dëgg ci parce que Dakar mooy problème bi mooy épicentre bi jóge àll ba ñëw Dakar di daan dooleem di am 5000 francs par jour kooku mooy problème maintenant comment faire pour convaincre ces personnes-là li ngay def du noonu dégg naa ministre bi ne dañuy wut 10 000 jeunes dugal leen ci dëkk bi c'est pas la solution déedéet yàqum xaalis la rek ndax di nga leen jox casquette jox leen t-shirt jox leen lii jox leen benn astuut ba rek a leen ci intérêt gis nga
mbir mi du caaxaan. Et il faut dire la vérité dañ ko xawoon sous-estimer au début maintenant impliqué guñu nag. ma sama baat ca kaw. impliqué wuñu benn religion ñun ñoo am suñu cobak suñu. seen sens su responsabilité ak seen mbaax waaw ak suñu mbaax ne non du mbaax sax parce que réew mi ñun ñëpp a ko bokk. bu baaxee ñun ñëpp la baaxal. li ñuy def defuñu ko pour ñun suñu bopp pour ñëpp la. wallaahi aujourd'hui il faut que comme j'ai dit ñun ñu porter message bi xale yi porter message bi et daayira yaa ngi fi. amul benn quartier booy dugg te amul daayira murit tijaan ñaseen laayeen et cetera et cetera. Pourquoi ne pas cibler ces leaders jeunes ne leen porter leen sëñ Modou Kara ñaata ni xale ko topp. sëñ Moustapha Sy Moustarchidine ñaata xale ko topp. sëñ Moustapha Sy Al Amin ñaata xale ko topp. ah mais nañ wax ak ñoom. parce que réew mooy toll foo xamante ni affaire bi dellu gannaaw du faiblesse. dañuy c'est maladie bu bees la kenn xamul fu il n'est jamais trop tard pour bien faire. il est jamais trop tard pour bien faire. c'est-à-dire que tey état essayé na am na lu ñu réussir nag. waxtaan wax dëgg yàlla du ñu xalab li ñu def na wax dëgg yàlla def nañ la ñu mën. mais ça ne marche pas. et il faut avoir le courage que loolu courage politique la. il faut avoir le courage de dire li ñu defoon baax na une partie baax na am na loo xam ni réussir guñ ko. évaluer xoolaat xool ci ñan lay def ngeen li ngeen mën bàyyi leen keneen def li mu mën. c'est important. très important. mais si on persiste ci nii ma gisee du sotti de. man li ma gën a tiital mooy soxna si dafa ni feebar bi demagul. ah non demagul ko voilà lii. kon kenn ku ne war na taxaw waaw. ñaaxaat nit ñi. ndax feebar bi jógee gu fi. te amaguñu lu koy faj. jigéen ñi am nañ ci wàll tam. jigéen ñi ndax ñooy dem ci marché yi. bien sûr. gis nga réew mi dafa tëddee noo xam ne tey wutum koppar dafa am importance ci nit ñi. tey koo gis muy daw man ak yow ak sama morom ku nekk yaa ngi wut loo def ci sa poche. man aspect économique bi laa gën a parce que aspect économique bi gis nga ñiy génn ci mbedd yi ak di taxawaal yëpp. loolu dong la. wutum dërëm. wutum dërëm mi nag suñu moytuwul bu ñu dawalee 6 mois dootuñu ko mën. te njariñ loo fekkee. te njariñ loo fekkee. nit ñi jigéen ñi ñoom itam am nañ ci wàll waxtaan wax dëgg ci la ñoo dem ci marché yi. ñooy jaay. virus bi ni muy duggee ci marché yi ak ñi man bari na ñu ma xam ñoo xam ne ci marché la ay jigéen ñu ci jóge génne àddina ñoo xam ne ci marché génn sa kër dem marché indi virus bi ñu teg ci 1 semaine 2 semaines nga faatu. xam naa ci ñaar ñoo xam ne loolu moo leen rek. parce que jigéen ñi nañu xool marché yi naka lañ koy organiser parce que état aussi du baisser les bras. te man dama gis ne état bi dafa xaw a baisser les bras tuuti. te état du sonn du tàyyi mook sëriñeyam duñu sonn duñu tàyyi wallaay parce que ñoom ñoo seq nit ñi ci suñu réew mi comme ñoo seq nit ñi waruñoo sonn waruñoo tàyyi ndaw ñi nañu takk masque yi nañu raxasu ku dugg sa kër suñu yaay yi man sama yaay dañ ko isolé wallaay parce que mag la li koy dafa gaaw. wallaay. isolé mag ñi buñ leen nuyooti. bu xale yi tëbati ci mbedd ma ñëw tëdd ci seen kaw. verre yi bu ñu koy partagé naanukaay yi. kudd yi bu ñu koy partagé man sama kër ku nekk ak sa kudd léegi. ku nekk da nga am sa palaat ak sa kudd ak say verre. bu kenn laal bosu kenn. yooyu c'est de petites choses qu'on dit mais en fait noonu la ñuy transmettre virus bi yéen a bokk dëkk. loke yi nañ leen di raxas. loke yi jàpp ubbi bunt. metti na. mais dañ ko war a def. parce que ci foofu lañu toll loke. situation loke bi nga ubbi ma ubbi. nga jël virus bi def situation bee ko laaj. situation bee ko laaj. c'est des petites choses yoo xamante ni. man baal man damay raxas xaalis léegi bu ñu ma joxee xaalis dama koy dugal ci omo raxas ba mu set. waaw ma weer fee ba mu wow. parce que dafay transmettre virus loo xam ne mënoo koo gis.
kon yooyu c'est des petites choses yoo xam ne loolu jigéen ñi rek ñoo ko mën góor ñi yéen mënu leen loolu kon nag am na de petites choses yoo xam ne virus dafa sew yow xam nga mënoo koo gis boo ma laalee mën na ma topp keneen laal la keneen topp la et cetera transmission communautaire bi loolu moo ko indi borom oto yi itam borom kaar yi ñun nañuy raxas seen kaar yi wut alcool budget la mais ci fa lañ toll balaa nga naan naam ne fa nañuy raxas kaar yi di ci def eau de javel pour nit ñi ci yéeg ñu jëlaat rek defaat beneen campagne de sensibilisation nag état bi bu mu sonn parce que ñoom looloo tax ñu teg leen fii bu ñu sonn defaat campagne de sensibilisation bi yoon xëy na ñu ngi ko jëmale woon ci mais ñu impliqué yi religieux yi daayira yi koñ bu ne am nga daayira moo xam daayira tijaan la moo xam ñaseen moo xam murit moo xam leneen mais am nga daayira boo demee dans le plus petit village au Sénégal il y a un sëriñ wallaay sëriñ boobu nañ ko wax li xew mu impliqué ay ñi mu yilif bien sûr gis nga dafa am benn problème bu amoon booru xamu ban village ma am benn mag mu ma ciy waxal mu ne ma dañu indi gendarme yi parce que dañu bëggoon jël benn nit waa village ba ne du dem ñu indi fa gendarme ma ne ko jàllul gendarme dëkk boobu diw mooy seen sëriñ dëkk ba yëpp waaw doo leen dem ci sëriñ bi ngeen ni ko sëriñ bi ñun kat dañoo am fii njaboot sa njaboot boo xamante ni dafa feebar te dëkk ba nee nañu kenn du ko yóbbu te day wàllaate mais téléphone am lay jël woo ka ko fa représenté kooku dox bi wax bi ñu génne ko jarul police xam nga nekk ci réew da nga war a xam sociologie réew moom wallaay te j'ai l'impression que du ñëpp mais am na ci gouvernement bi ñoo xam ne xamuñu sociologie réew wala mbokk dañu bëgg xëy na une façon d'écarter les religieux te loolu mënuñu ko def du sotti sénégalais ñun yàlla moo ñu mooñaaleeg diine man de lu ma jàpp si boo ma nee bàyyil ma daldi koy bàyyi te xam naa ni am na ñoo xam ne sax man maa leen cay tane nanga waaw donc kon nag nañ leen impliqué gën leen impliqué oui bien sûr l'idée c'est pas de prendre 10 000 jeunes de leur donner des t-shirts on n'a pas besoin de tout ça c'est du folklore faut arrêter on ne fait pas de la politique ak dundu nit ñi déedéet te actuellement dañ ci bëgg rax tuut baal ma c'est la vérité dañ ci bëgg rax tuut ci politique du sotti nag te du sotti parce que c'est une question de vie ou de mort te nit ñi war nañu xam ne fi mu nekk ci jamono ji ñu nekk dund la mbaa dee waaw da ngay dund mbaa nga feebar boo xam ne parce que nit ñi xamuñu ba léegi tubaab bi dañuy wax mais xamuñu sax réellement li Covid di indi ci biiru nit dañuy bés bu ne ñu ne la bu tey ñu ne la léegi karaw yi day wadd bu subaa ñu ne la tànk yi day neew mutation bu koy chaque semaine parce que virus à ARN la xam nga li may wax virus ARN mook virus sida yam dañuy muté rek li koy faj tey mën naa xëy suba mu résistant mu muté loolu di ko faj tey du ko faj suba kon nag kooku booy di affaire ak moom il faut nag gouvernement bi farlu nit ñi farlu parce que responsabilité individuelle la gis nga nit ñi Sénégal ñu ne Sénégal yi dañu dëgër bopp wala mbokk xëy na ñu caw leen bopp caw bi sax je ne crois pas que solution la mais aussi nit am na foo xam ne bu fa tolloo il faut que kamu gëm ne mën na ko wax mu dégg kooku la ñuy waxal bien sûr wax ak moom mu wax ak moom jeex na moo tax mu sotti macha allah. soxna Ndeye Astou ñu bàyyi la rek nga tàggoo ñu ngi lay jégalu nag ci dérangement bi macha allah waaye nag lii barke la. lii barke la ci kër gi fa tabaraka ndax asfiya yi mooy leeru diine ji waaye mooy leeru tarixa bi. te itam wax naa ko léegi bi ñu commencé man ni asfiya yi képp ku ni bu Cheikh El Hadj Malick ñëwaatoon jamono. bu gorloo tool di nga ca bay. bu asfiya yi taxawee war ngaa taxaw macha allah. ndax moom mooy toolu Cheikh El Hadj Malick. fa tabaraka kon def nga li nga war def ñu bàyyi la nga tàggoo bul tàggoo ñu am mbégte lool nag bokk ak yow plateau bi macha allah. maa leen gën a kontaan parce que lii lu may prôné la depuis le début. maa ngi jaajëfal Boydo. moom sama doomu baay la. ndax loolu la yàlla dogal sëñ Abdou moom dañu ko bokk ak réew mi yëpp. dëgg la. wax dëgg yàlla te mu neex ñu lool nag.
di la remercier yow itam jërëjëf. ci seen taxawaay di remercier Asfiya yi groupe Asfiya yi yëpp ak sama rakk yi ci fi nekk maam mooma rek xale yi di leen remercier ci invitation bi parce que réew mi man dama ne ñun Tijaan yi dañ ci am responsabilité te li may wax waxantewuma ko de Tijaan ko El Hadj Malick dañu am responsabilité ci réew wallaahi. ndax bu ëllëgee bu ñu dajeek moom El Hadj Malick du ñu rus ndax moom réew mi daf ko porté woon kon nag ñun duñ waruñu sonn waruñu tàyyi sama papa sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine daf ma mës a wax ne am position politique bu mu jël ma di ko ñëw d'accord ma parce que man bu ma d'accordul dama ko naan d'accord ma ñëw di ko ci wax ne ko d'accord ma de ma ni ko nit ñi nee nañ lii ak lii ak lii mu ne réew mi nit ñi lu nu bëgg ma bàyyi réew meeg politiciens yi ñu saax-saaxee ko wallaahi. bu ñu paree ku ne jël sa bu tàkkee ku ne jël sa njaboot wallaahi. yóbbu France mbaa Amérique mbaa feneen ñun amuñu France ak Amérique fii la nan wallaahi. bu fi ay xeer kese desoon ñu baxal ko toog naan wallaahi. toog ak nit ñi di xaar yàlla kon nag ñun suñu responsabilité foofu la toll ñun amuñu fenn fii rek la nam bu yàqoo ñu toog fi bu baaxee ñu toog fi kon nag li koy baaxal rek la ñuy dox kon nag responsabilité la pour ñun réew mi dox kon nag maa ngi remercier ñëpp di remercier technicien groupe Asfiya yi yëpp di ñaan yàlla mu jëm ca kaw incha allah sax ca kaw ca kanam la jëm amiin incha allah di ñaaxaat nit ñi encore une fois vraiment liggéey feebar bi metti na sof parce que yàq na suñu dund yëpp xanaa nit ñi sonn ñu ci man de damaa sonn ndeysaan ñëpp a sonn kon nag nit ñi nañu dellu si waat dellu si ci yàlla ñaan parce que aussi c'est important ñaan dafa baax ñu ñaan def geste barrière yi def li ñu médecins yi wax yëpp mais nag ñu dellu ci yàlla ñaan parce que mag ñi bu yi amaan dañ daan ñaan di yóbbu ay géew di leen jox ay dog ñuy ñaan xam naa ni sax kilifa yaa ngi ci waaye ñu yokk rek ñu ñaan yàlla mbas mi tegu ci suñu kaw teggeeku ba ku ne dund delluwaat ci sa dund yàlla mën na ko yàlla na ko def amiin yaa rabbal aalamiin ngeen jëf jërëjëf soxna Ndeye Astou